jullit wuy si leen maa ngi woote ci diine moo di lislaam bi fi doon aw dundin jullit wuy si leen maa ngi woote ci diine. su ngeen bëggee di jot suñuy vidéo saa su nekk da ngeen di abonné ci chaîne bi bës cloche de notification bi daal di aimé vidéo bi. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. mbokki Daaru Sunna numéro 2 ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ñaanal jàmm di ñaan borom subhanahu wa taala def suñuy kàddu fekk leen ci jàmm. ñu ngi nuyu mbooleem borom xam-xam yi nekk ci daara ji ak mbokk yu baax yi fi nekk di teewlu bu rafet gi comme ni ko Cheikh Ahmad Camara waxee woon sànq am nañ fi programme ñaari programme la benn bi Daaru Sunna numéro 1 la beneen bi numéro 2 la bi am fii nii ki ñu koy defal mooy Cheikh Diawara Abou Safia waxtaan bi mu ngi jëm ci li nga xamante ne mooy pas-pasu imam Ahmad ci philosophie pas-pasu imam Ahmad ci ilmul kalaam waaw kon mbokk mi dina ñëw leeral yenn ci ay waxkat wala ci ay lëntalkat doon jéem a tuumaal kii di imam Ahmad ci ilmul kalaam kon Cheikh Diawara ñu ngi lay dalal tafaddal ahlan wa sahlan. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin amma ba'd fa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. mbokki groupe Daaru Sunna ñaaral bi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar. waaw comme mbokk mi lu mu wax Abu Mariam kero ñoo jëloo woon rendez-vous suñu amee jot mun nañ ñëw leeral ci benn lent bi nga xam ne wala benn lent bi nga xam ne moom la Moustapha Sylla def mooy ba mu waxee ne imam Ahmad dafa taraaju ci ngañ ñi nga xam ne moom la doon ngañ ñi ilmul kalaam donc ñu ne incha allah bés bu ñu amee jot rek dinañu ñëw leerale mbir moom mais comme dafa jege woon ak tamxarit ñu ne donc nañ ko poussé ba tamxarit yi passé donc loolu moo tax ne tey ñu ne nañ ñëw di leerale mbir moom mais gis naa ne li gën mooy ñu xaw a ko yaatal tuuti mooy ñu def ko taxawaay bu imam Ahmadu taxaw si xam-xam kalaam ak ñooñ xam-xam kalaam bi maana mawqiful imam Ahmadu min ilmil kalaam wa ahli loo gisi nag bala ngay dugg il faut nga leeral ko tuuti pour nit ñi mun nañ ko comprendre parce que lii mbir la boo xam ne ab caaxaanam de dafa tax ne nit ñi duñ ko mën a comprendre même am na ñoo xam ne sax ñi wax ci mbiri mi di jàppee ne ñoom ci ahlu kalaam lañu bokk ñi bare ci ñoom seen bopp comprendre ñu lan mooy ilmul kalaam dëgg moo tax ne bëgg nañu leeral ab tuuti ci ay taarif ñi nga xam ne borom xam-xam dañuy taarifu ci ilmul kalaam ginnaaw loolu tamit xew na dinañ ñëw incha allah ñan ñooy ahlul kalaam mooy ñan ñooy waa kalaam suñu ne ahlul kalaam ñan la ñu jublu donc loolu incha allah subhanahu wa taala noonu la ñuy fas yéene def waxtaan bi suñu defee loolu ba pare dinañ leen indil caaxaan bi nga xam ne moom la Moustapha Sylla def pour jéem a
wax ne imam Ahmad dafa taraajo si ŋaññi bi nga xam ne moom la doon ŋaññi ilmul kalaam wala bañ bi nga xam ne dafa bañoon na ilmul kalaam de si delloo ginnaaw te loolu du dëgg. donc loolu moo tax ne ngeen gisuñu si seen groupe bi nga xam ne moo nekk Daaru Sunna numéro 2. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Cheikh Diawara macha allah dugg si bi am na solo leeral yow tamit am na solo kon ñoo ko déggandoo gannaaw loolu nag Cheikh Diawara ñu ngi xaar lan mooy mawqifu imam Ahmad ci ilmul kalaam. waaleykum salaam wa rahmatullah. jërëjëf yaa aba Mariam wa jazakumullah xeyra. comme ni ma leen ko waxee sànq ilmul kalaam xam-xam la boo xam ne dafa jafe comprendre moo tax nit mun na si nekk sax te du xam dara dafay dégg rek. moo tax ne ku yàlla baaxee ba nga xam dëgg da ngay delloo ginnaaw moo tax ni bare si ñoom delloo nañ ginnaaw te loolu kenn mënu ko weddi seen ponkal yi mag delloo nañ si ginnaaw. mais xam-xam boo gis tamit da ngay gis ne boroomi xam-xam yi góor nañu pour jéem a leerale mbir moom pour nit ñi mun nañ ko déggee moom la ñuy wax taarif wala am nañu wax ne tahdid. léegi si taarifaat yooyu nag lañ leen bëgg indi si yenn wax ahlul kalam parce que fànn boo gis pour nit ñi comprendre ñu gëm li ngay wax il faut nga jëlee ñoom seen taarif ñoom li ñuy wax nga indi ko boo ko indee ba pare nga xam ne kon lii mooy mbir mi day gaaw comprendre parce que am na ñoo xam ne soo taarifa nga ne diw moo wax lii amaana dañuy jàpp ne non lii waxul noonu la mais su fekkee da ngay indi ñoom seen bopp li ñuy wax nga teg bu boobaa soo koy ñambaasee si waxu keneen dootul doon benn problème. suñu leen mun a tënkee ilmul kalaam mooy xam-xam bi nga xam ne dafa ñëw pour sukkandikoo xel pour saxal mbirum pas-pas loolu mooy ilmul kalaam. mooy xam-xam bi nga xam ne day basé woo ci xel pour saxal mbirumu pas-pas moo xam ne saxal di ne yàlla am na walla di saxal di gëm ne yonenti sàngam yàlla moo ko yónni ak mbir yi nga xam ne day aajo ci mbirumu imaan. kon lii mooy taarifaati boo gisi ci ñoom da ngay fekk ne ñoom ñëpp dañuy delloo ci waxu ji la ñuy delloo ci waxu ji la ñuy delloo même su fekkee ne fi ñuy jaaree dafay xaw wuute. pour ñu indi leen yenn ci taarifaat ñenn ci ahlul kalaam dañuy dem ci benn téere mu ngi tudd mawqiful mutakallimina min al istidlal bi nusuusil kitaabi wa sunna. taxawaay bi nga xam ne moom la ahlul kalaam mutakallimuun yi taxaw ci tettale téere yàlla ak sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam ki ko def mooy Suleymaan ibnu Saalih ibnu Abdul Aziz al-Ghusun. indi na foofu taarifaati ci yenn ponkal yi ahlul kalaam bokk na ci ñooñu ki ñuy wax ne Abdurrahman ibnu Ahmad ibnu Abdul Ghaffar al-Iji al-Shirazi al-Shafi'i ba ñu koy teetale adadu diin moom dafa ne ilmul kalaam mooy xam-xam bi nga xam ne lu muy ëmb mooy walla lu muy ànd mooy saxal pas-pasu diine di indi ay lay yu dëgër ak dàq lépp loo xam ne mooy subaha
من علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه بولن ديجي توتر ني الحجج ولا حجاج بوبو لي نام فوف موي اي لاي nga xamne ci walu xel la teggu li len la ci ta'rifa bi nga xamne mom la waji def iji al iji ponkal bu mag la ci ñom te Shafi'iyya mazhab Shafi'iyya la bok mom mu ngi genn aduna 756 kon loolu nañ ci bàyyi xel taarifu bi nga xam ne moom lañ indi nii borom téere bi dafa ko jëlee ci benn téere iji fu ñu wax ne al mawaqifu téere bu mag lam boo xam ne waa ji moo ko def ci wàllu xam-xam kalaam mu nekk téere bu xaw a doy waar wallahu almustaan bu ñu ñëwaatee tamit ci beneen waaj bi nga xam ne moom moo taarif ci ilmul kalaam mu nekk tamit moom tamit ponkal bu mag la ci alul kalaam mu nekk ci mazhabu maliki ñu koy wax ne Taftazani mooy Mas'ud ibn Umar ibn Abdullah at-Taftazani moom mu ngi génne àdduna 791 moom nee na ilmul kalaam daal mooy xam-xam bi nga xam ne de si mooy nga xam ay qawaidu yi nga xam ne ay shar'iyya la ay pas-pasu la bi nga xam ne dañ kaa jëfandikoo dañ kaa liggéey ci ay adilla ay lay yi nga xam ne yaqin yàlla doon mooy lu tegu si réalité mais lu tegu si lu wóor ba tey mooy adillate al aqliya kon moom loolu la gisee mu ne annahu al ilmu bil qawaid al shar'iyya al i'tiqadiyya al muktasaba min adillatiha al yaqiniyya lii la Taftazani wax ci wàllu ilmul kalaam am na beneen waaj bi nga xam ne tamit indi na ko mooy Ibnu Khaldun moom nee na ilmul kalaam daal mooy ilmun yatadammanu alxijaaj an al aqaid al imaniya bil adillati al aqliya والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة moom nee na ilmul kalaam daal mooy xam-xam la boo xam ne lu muy wundu mooy ngay am ay lay yu dëgër di défendre aqida pas-pasu iman si ay adilla yoo xam ne aqliya la comme ni ma leen ko doon wax sànq moom mooy ilmul kalaam si moom mu tegaat mu ne war raddi ala al mubtadi al munharifina ak tamit nga radd mubtadi yi nga xam ne dañaa jëng si pas-pas salaf ak ahli sunna moom fii nii taarifam bi nga xam ne moom la indi fii dafa ko xaajee ñaar d'abord ilmu la boo xam ne lu muy wundu mooy défendre pas-pas al imaniya moom noonu la ko waxee défendre pas-pas al imaniya si adillati al aqliya yaani da ngay défendre sunna li iman aqida mais si wàllu xel ngay jaarale du si kitaab du si sunna en même temps nga daal encore kii raddi ahlul bidaa tamit loolu tamit da ko def bi maana raddi ahlul bidaa da ko def encore si ilmul kalaam naam parce que wa radd una waawu bi atf la ala al xijaaj
masalan mun nga wax ne ilmun yatadammanu radd ala al mubtada al munharifin mais du nekkul ne moom dafa bëgg jamu di ne ilmul kalaam moom ñaar yi la wund donc ilmul kalaam imma ñaari pàcc la si moom kuy radd ahlul baatil moom da koy jàpp ne loolu yaa ngi si ilmul kalaam parce que lu tax peut-être mu wax loolu parce que des fois sooy radd nit da lay dugalee loo xam ne yow buggoo ko mais moom moo lay yóbbu si loolu walla ba léegi mu jàppee ne même raddi alal mubtada soo koy def tamit da ngay dellowaat si adillatil aqliya bu boobaa day nekk ñaar yi mooy benn masalan su fekkee ne booy raddi sa ahlul bidaal munharifina kon donc bu tëb looy def mooy si wàllu xel nga koy def bu fekkee ne loolu mooy muraadam kon da ngay gis ne moom si boppam def li muy jàpp ne ilmul kalaam mooy loolu défendre alquran défendre iman waxul fii ni défendre alquran de mais défendre l'iman si wàllum xel ak radd ahlul bida si wàllum xel kon bu boobaa moom day nag sax waaw donc loolu moo fi nekk si ibnu khaldun lu mu indee taarifam bi imaam mu nekk ñaari xaaj wala mu nekk benn xaaj boo xam ne ñoom ñooy boole da ñaar yi ngay boole ànd ak moom donc bu boobaa mujarrad radd ala al mubtadia bidun bil kitaabu sunna loolu du nekk xam-xam kalaam indahu waaw noonu la encore li nga xam ne day défendre aqida al sunna wal jamaa bi aqidatul imaniya bil kitaabu sunna kon kooku du nekk ahlul kalaam pour nga nekk ahlul kalaam il faut nga jël di défendre imaniya mbiru mu pas-pas si wàllum xel ngay raddi tamit si wàllum xel hada wallahu taala alam donc soo xoolee waxu yi nga xam ne moom la iji def fii wala Tabtazani wala Ibnu Khaldun da ngay gis ne seen wax fu muy jëm mooy xam-xam kalaam mooy xam-xam bi nga xam ne si xel dong ngay basé woo pour saxal pas-pas wala di défendre pas-pas loolu la kon su fekkee ne ab nit koo xam ne da ngay basé woo alkitab ak sunna di saxal wala di défendre pas-pas kooku kenn du la wax ne si ilmul kalaam nga nekk ilmul kalaam il faut nga basé woo si wàllu xel pour saxal pas-pas wala défendre pas-pas wala radd ala ahlil batil kon boobu mooy ilmul kalaam mais su fekkee ne da ngay basé woo pour défendre pas-pas alquran ak sunna di saxal pas-pas si wàllu alquran ak sunna kon bu boobaa loolu kenn du la wax ne yow si ilmul kalaam nga bokk moo tax ne borom téere bi sax dafa ne képp koo xoolee soo xoolee taarifaat yi nga xam ne moom moo lay ñëw ne da nga gis ne ilmul kalaam daal mun nañ ko wax ne huwa al ilmu alladi yaqumu ala isbat al aqaid ad diniya an tariqi al adillati al aqliya an tariq al adillati al aqliya te ku képp ku xool seen kii ni loolu nga fay fekk ñoom loolu la ñuy saxal seen mbiri téere yi foofu la ñuy intilaaqee loolu moo leen yóbbu si bépp kàmb bi nga xam ne dugg nañ fo loolu moo lay won ne loolu moo leen di yóbbu ba ñu xaw a takfiir aduna yépp képp ku bokkul ak ñoom ñu jàppee la ne yow doo julit wala ñu wérante ndax ab julit nga wala doo julit dañaa indi ay mbir yoo xam ne wuute nañ foofu ak kitaab ak sunna dinañ leen leeral loolu parce que mbir mi soo xamee léegi lii lan la il faut ñu xam ne d'abord kon fan la bàyyi ko
suñu xamee ne kon ilmul kalaam mooy xam-xam bi nga xam ne dañ si baase woo di tettale pas-pas wàllu xel wan nañu xam ne kon mbir moom noonu fan la bàyyi ko pour dugg si l'islam comme ni ñu defee tasawuf donc suñu demee ku ñu càmbaree ilmul kalaam ñu njëkk ne ñi njëkk indi ilmul kalaam si l'islam mooy jahamiya Jaham bun Safwan ak al-Ja'd bun Dirham ñooñu noonu ba ñu càmbaree seen yoon ñu ngi koy jëlee si nasara yi ak yahudi yi ak saabiya ak ñu mel noonu yaakaar naa ne kenn du werante ne dine al-Ja'd bun Dirham fan la jaaree boo indi pas-pasam yooyu noonu si wàllu lislaam Jaham bun Safwan tamit ñooñu tamit seen yoon bi ñëpp xam nañu ko boo gisee ne ñu bare tey suñu indee firaqul islamiya duñu tudd jahamiya parce que dañu jàpp ne jahamiya ay kuffaar lañu nga daan duñu leen dugalee si wàllu firaqul islamiya li ñuy def mooy dañuy xoole firaqul islamiya al usul ñu ne ñeenti lañu ñi bare loolu la ñuy jàpp ñeenti yooyu noonu bokk na si xawaarij al qadariya ak murjia ak rafida léegi si ñooñu la ñeneen ñi bàyyi ko masalan mu'tazila si qadariya la bàyyi ko et ash'ariya si mu'tazila la bàyyi ko wala ak qadariya ak ñu mel noonu donc ñoom ñooy xeetu ahlul kalaam suñu ne ahlul kalaam d'abord jahamiya duñu leen compter parce que ahlul kalaam ñoom ay kufaar lañu bu la dee nga dugale leen mais kon mu ngi tàmbalee si jahamiya ak mu'tazila ak qadariya ak asha'ira ak maturidiya bu la nee nga ne ak kullabiya ñoom ñooy ahlul kalaam te la plupart ñoom ñooy ahlul ahwa tamit suñu ko waxee ak képp koo xam ne am nga naani kaay si ñi kuréel yi nga xam ne ñoom lañu leen wax ne donc ñoom ñooy kuréel ilmul kalaam kuréel kalaamiya la plupart nit ñi duñu boole ahlul kalaam suufiya ak nu mu tudd ak xawaarij yi mais su fekkee ne boole nañ am na li ñu jëlee si ñoom si yenn seen mbir yi kon mun nañ leen dugale si côté boobu nga xam ne côté boobu lañ jëlee si ahlul kalaam mais suñu ne ahlul kalaam mooy asha'ira yi maturidiya ak mu'tazila ak qadariya donc ñooñu la parce que loolu mooy seen silsila bi jahamiya ku leen jàppee ne si firaqul islamiya la bokk nga jàppee ne kon ñoom ñooy usulu ahlil kalaam mais ku jàppee ne ñoom xaarijuna al islam laysu aslam fi sintain wa sab'in kon nga jàppee ne mu'tazila qadariya jahamiya maturidiya asha'ira ñoom ñooy ahlul kalaam wallahu a'lam mbokk yi yaakaar naa ne comprendre ngeen léegi dine xam-xam bi tegul si wàllu kitaab te tegul si wàllu sunna bal tegul sa si kaw athar loolu moo lay won ne xam-xam kalaam ak diine bi dañuy sore parce que ab jullit moom lépp lu muy def lu muy war a njëkk a xool mooy kitaab ak sunna mais bu ñu ñëwee ñoom dañuy sànni fale ak kitaab ak sunna pour nga xam loolu noonu mooy c'est li ñuy bëgg seen waxu ak kitaab ak sunna ni ñuy suufelee kitaab ak sunna mooy seen téere yi li ñu lay njëkk jàngal mooy yow li nga war a njëkk gëm nit ki lu mu war a njëkk def mooy an nazar boo demee ci kitaab ak sunna mooy lan moo fa nekk boo demee ci alquran yàlla subhanahu wa taala dafa ne fa'lam annahu la ilaha illa allah mooy nit ki lépp lu muy def lu muy njëkke war a def
pour dugg ci l'islam bi mooy dafa war a gëm ne laa ilaha illa allah loolu la ñuy xam ne ndax l'islamam day wér wala du wér mais ñoom déedéet ñoom dañu ne nit ki li nga war a njëkk a def pour ñu xam ne sa ngëm yàlla dafa sax mooy an nadaru il faut nga xool adila yi nga xam ne moom la ñoom Taftazani wax adila yaqiniya boobu noonu wala kii di wax xijaj wala kii di wax adila aqaliya boobu noonu yooyu nga war a njëkk xool saxal sa ngëm yàlla mais pas comme la ilaha illallah ngay wax moom lañ lay wan awwalu waajib bi nga xam ne moom la nit ki war a def mooy an nadar am na ni ñekki si ñoom sañu ne à chaque mooy nga am chaque si lépp bu dul loolu pour nga ñëw di defaral sa ngëm yàlla il faut nga jaarale loolu seen adillatil aqliya yi nga xam ne dañ kaa teg soo demee si alquran ak sunna comme ni ma leen ko wax faalam annahu la ilaha illa allah loolu moo fa nekk awwalu waajib mooy nit ki dafa war a gëm ne amul ku ñuy war a jaam ku dul borom bi subhanahu wa taala mu saxal loolu mu nekk jaam boo xam ne suñ ko jaamee mu am ñu am njëriñ suñ ko jaamul mu am ñu am lor la maabuda bi haqqin illa allah loolu la nit ki war a njëkk pas si xolam mais ñoom nee nañ non li nga war a njëkk def daal mooy da ngay war a xool di nazar di xool di gëstu si adillatil aqliya yooyu nga xam ne dañ kaa teg boo demee si ñoom seen yenn ponkal yi dañuy wax ne loolu ma qaanunul kulliya wala qaanunu taawil kon am na ñu nekk si ñoom ñu ne awwalu waajib mooy alqasdu ila nadari saxiix am na ñu ne comme ni ma ne ko wax am na ñu ne ashakku min hada al baab borom laxdar yi buy wax noonu awwalu ma yajibu ala al mukallaf tasxiixu imaanihi ak buntu bi la moo tax mbokk yi bare war nañ def attention foofu ade aqidatu ashariya la donte ne waxu jooju noonu peut-être munoo kaa fekkee si namatu boobu noonu si siyaq boobu noonu si ashaira yi mais boo demee si Sanusi sharhul kubra si Sanusi da ngay fekkee si buntu bu mu indi waxu yu bare foofu noonu bal ñenn di saxal ne képp ku defu loolu sa iman munta wér léegi am nañu gisin si ñoom loolu kon bu ba dinañ takfir monde bi yëpp dinañ takfir si monde yëpp parce que soo xoolee suñu maam yi suñu nijaay yi nga xam ne dañuy nekk si marché gudd ak bëccëg gëm yàlla lool pour ashaira seen gëm yàlla wérul parce que ñoom jaarul ñu kii ni si sa adillatul aqliya yi mu daane ma ne nit ki si boppam mun na nekk di jàppee boppam moom ab ashari la wala ahlul kalaam la bokk fekkee moom kaafir la inda ahlil kalaam parce que moom dugul si taxawaay bii nii te ku weddi loolu nga dem sharhul kubra li Sanusi ak ñu mel ñooñu noonu kii ni seen téere Razi ak téere Juwayni ñoom ñëpp soo demee foofu da ngay fekkee loolu la ñuy saxal donc wuute nañ foofu ak alquran ak sunna dès le début kon kuy wax ne ahlul kalaam ñoom si yoonu salaf la ñu nekk kooku imma xamoo dara wala imma xamoo li ngay wax yonent bi alayhi salaatu wa salaam ba mu yónnee Muaaz ilal Yaman lan la leen wax falikun awwalu ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa allah bu ñu tegee loolu nga après nga ñëw julli suñu nangee julli nga def nanga nga wax leen ni asaka buniya al islam ala xamsin shahadatu an la ilaha illa allah donc yooyu moo ñëw wala shahadati an la ilaha illa allah su fekkee dañ ko def kii
badal mais al muhimmu liñ leen bëgg wax ne mooy ahlul kalaam nekkuñu ci kaw alkitab ak sunna dañaa wuute ak kitab ak sunna dès le début fu ñu njëkk war a tàmbale nit yi fan la war a ngëmuñ yàlla fan la war a tàmbale foofu la ñu wuutee ak kitab ak sunna mooy ñoom seen adillatil aqliya yooyu ngay jaar boo jaaree foofu sa imaanu wér boo jaarul foofu dañuy sàkku ci yow nga ñëwaat force di leerale sa imaan di pour wéral sa imaan soo deful loolu dañuy jàpp ne yow sa imaan mënut a wér dem leen ci sharhul kubra et li Sanusi dañ ko foo fekk wala ci téere mi sharh ummul barahin téere yu bare soo demee foofu dañ ko foo fekk wallahu almuslim léegi bokk naa fi nga xam ne tamit ahlul kalaam dañaa wuute ak kitaab ak sunna mooy fi ñu wax ne al jawharul fard suñu leen bëgg a tënk mooy li ñuy wax ne matière mooy matière bi nga xam ne mbindeef yëpp foofu lañu bàyyi ko mbindeef yëpp foofu lañu bàyyi ko mooy nit ñi ñëpp seen cosaan noonu la c'est-à-dire si suura la ñuy wuute suura la ñuy wuute mais si wàllu cosaan bi yëpp juzuun la boo xam ne laa yatajazza jawharul farad boobu noonu am na ñoo xam ne si ñoom dañu leen wax ne al juzu alladi laa yatajazza am na ñoo xam ne al nuqtatul ula wala nuqtatu allati laa tatajazza al jawharil wahid soo xool ñëpp benn la moom ak li sufiyanke di wax xaqiqatul muhammadiya benn la moom la encore chrétiens yi di wax ne ittihaadul jawhar bi nga xam ne moo nekk ci chrétiens yi ñoom ñëpp dañu jàpp ne matière mbindeef yi yëpp ci matière boobu la ñuy bàyyi ko sufiyanke dañu jàpp ne xaqiqatul muhammadiya mbindeef yëpp foofu la ñu bàyyi ko léegi chrétiens yi dañu jàpp ne ittihaadul jawhar boobu noonu foofu la ñu bàyyi ko mooy Isa alayhi salaam ñu ne Isa ak yàlla benn ñoo bokk ci benn kii ni li ci des Isa ñi mbindeef yëpp ci Isa la ñuy bàyyi ko gis nga suufiyanke dañuy wax ne tamit mbindeef yëpp ci yonent bi la ñuy bàyyi ko alayhi salaatu wasalaam wala iyaazu billah kon ahlul kalaam ñoom tamit dañuy saxal ne mbindeef yëpp ci jawharu boobu la ñuy bàyyi ko jawharul fard ba ñenn ni dem nañu sañu ne yàlla subhaanahu wa taala bindi rek la mais contrôlé wul nit ñi seeni dee bi yàlla contrôlé wul loolu wala iyaazu billah daxar yee mi nga xam ne maa yalakuna illa daxar loolu mob ni pas bi ci foofu lay delloo parce que su fekkee ne ñoom waxuñu ne daxaru moo leen ni bindi mais daxaru moo leen ni rëy ñoom dañuy saxal ne ñoom mu ahlul kalaam di ne jawharu boobu noonu bi nga xam ne kenn ku nekk alfana moom yow yaay créé sa bopp tu yàlla contrôlé wul loolu wala iyaazu billah te nee nañu tamit soo gisee pour yàlla xam lépp lu jaamam yi def loolu moo tax matière boobu la xam moo tax ne mu xam li jaam yi def nii donc loolu lu muy kii ni laazimu haadal qawl mooy yàlla day tolle foo xam ne munutul ci jaamam yi dara wala iyaadu billah kon dañuy wax ne laazimul qawlu laysa qawlan mais yadullu ala butlaanil qawl nit su waxee loo xam ne waxu ji lu muy wundul baatil la day tettale ne waxu ji nii waxu baatil la mais loolu mooy malheureusement loolu mooy seen gëm-gëm bokk na li ñi gëm ci loolu ci ashaira yi baqillaani soo gisee ma tudde leen ne baqillaani parce que ñu bari tey ci ñi wax ne ahlul kalaam ñi defandeeral kalaam ci ashaira la ñu bokk suñu leen tuddee mu'tazila peut-être dañu wax ñun bokkuñu ak mu'tazila mais jawharil fard bi nga xam ne moom laa leen wax ne ab ponkali ashaira dañ koy saxal te baqillaani ci la bokk loolu borom xam-xam yi wax nañ loolu kon loolu moo lay wane ne danger bi nekk ci xam-xam kalaam
parce que ñoom foofu la ñuy basé woo di saxal lépp loo xam ne day kii nii léegi si jawharul fard boobu noonu bi nga moo tax ne ñu commencé di saxal ne di ne si wàllu pas-pas si mbirum yàlla am na waajib am na jaiz am na mustahil day xam dañuy wax ne hada waajibu fi haqqillah hada jaiz fi haqqillah hada mustahil fi haqqillah côté yooyu la ñuy basé woo al jawahir wal arad kon moo tax ne boroomi xam-xam yi raddi nañu leen si wàllu buntu bi surtout ki nga xam ne moom mooy ñi bare si ñi nga xam ne ñoo fekk jamono jooju ñi nga xam ne ñëw nañ tamit seen ginnaaw ba ila yawmina hada ahlu sunna ma zalu yarudduna ala hadi al abatil parce que lii day yàq pas-pasu ne su fekkee ne dafa ko gëm taxaw ko day génnee l'islam bés bu nit ki ne yàlla mënul contrôler deewu ay jaamam yi seen fanaa yàlla mënul contrôler loolu xam nga ne yaa ngi dugale sa bopp si keefeer te pas-pasu bi tamit comme ni ma leen ko wax pas-pasu yow falsafu grec la te falsafu hindi la falsafi la boo xam ne pas-pas la boo xam ne diine yu njëkk yi dañ ko doon wax kon loolu mooy problème bi nga xam ne dafa nekk si xam-xam kalaam kon ku xam lii soo génte sañu ne la imam ahmad dafa bokk si place bi ni da ngay xam ne loolu du dëgg moo tax ne Sam'ani al-intisaaru li ashaabil hadith as-Sam'ani mu ngi génn àdduna 489 mu ne وقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعوهم في هذه الأمور إلى الاستدلال بالأعراض والجواهر وذكر ماهيتهما ولا يمكن لأحد من الناس أن يروي في ذلك عنه ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم من هذا النمط حرفا واحدا فما فوقه لا في طريق التواتر ولا أحد فعلمنا أنهم ذهبوا خلاف مذهب هؤلاء وسلكوا غير طريقهم وأن هذا الطريق محدث مخترع لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم وسلوكه يعود عليهم بالطعن والقدح ونسبتهم إلى الجهل وقلة العلم في الدين واشتباه الطريق عليهم Sam'ani moo wax lii di saxal ne carrément ne yoonul jawahir wal a'rad di yoonu yonent bi alayhi salaat du yoonu saxaaba yonent bi alayhi salaat radiyallahu anhum bal yoonu la boo xam ne ab yoonu la boo xam ne dañ kaa créé bidaa la kon nee na kii foo dem ku jël loolu rek da ngay li ngay saxal mooy ñooñu saxaaba yi kon ñoom amuñu xam-xam moo tax ni mu ne am na kenn si ñoom abu hashim al jubai am na benn doom boo xam ne doom bu jigéen fatimata la ñuy koy wax nee na dañ doon wax ne fatimata binti abi hashim a'lam billahi wa bi tariqi alhaqi min fatimata binti muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anha xoolal waxu dof bi nga xam ne moom la ahlul kalaami di wax parce que ñoom dañu jàpp ne képp ku nekkul ci seen yoon bii nii yow amoo xam-xam amoo xel yaakaar naa ne nit ku dof sax waroo taxaw ne nga ne kenn di taxaw ci jigéen ñi àdduna ci jamono ji boo xam ne dafa am xam-xam ëpp ko Fatimatu bint rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anha mais comme xel la ñuy basé woo seen xam-xam bi moom la ñuy yëkkati ëpp ko alquran ak sunna kon lii mooy yoon bi nga xam ne da leen jural wallahu almustaan kon fu ñuy wuutee tamit bokk na li ñuy wuutee tamit ahlul kalaam alkitaab ak sunna te wuute nañu ak sahaaba te wuute nañu ak ahlus sunna wal jamaa mooy bépp nusuusu bu nekk alquran ak sunna su wuutee ak seen xel yi nga xam ne moom la ñuy teg
nas boobu noonu dañaa am ñaari taxawaay imma ñu taawili nas bi wala ñu ne nas bi wérul xanaa mujjanteel bi nga xam ne am na ñenn ñoo xam ne indi nañ beneen maslak mooy ñu ne nañ ko tafwid kon lii mooy seen mbir soo ko tafwidee rek yàq nga maana bi may delloo nga ko waaw soo ko tafwidee rek yàq nga maana bi delloo nga ko kon loolu mooy seen kii nii kon ñoom ñëpp li ñu njëkkee jiital mooy seen xel c'est-à-dire alquran du tax ne du wax ñu bàyyi wala sunna du wax ñu bàyyi lan mooy tax lan mooy wax ñu jëf wala ñu bàyyi mooy seen xel bi nga xam ne moom la ñuy teg mais ahlu sunna wal jamaa lan la ñuy wax kullun yuxazu min wa yuraddu illa saahibu hada al qabr mooy yaani rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ku nekk dañuy jël sa wax dañuy bàyyi sa wax lu dul waxu yonent bi alayhi salaam waxu yàlla waxu yonent su ñëwee rek parce que moom xujja la yaxtaaj ila xujajin axar ba ne ab xel la ñu war a jàpp wala ay qanunul kulliya la ñu indi wala qanun taarimi la ñu war a indi ñu peesee ko su fekkee ne méngoo na ak moom ñu jël su méngoowul ak moom ñu bàyyi non loolu bokkul si yoonu ahlu sunna wal jamaa imam ahmad pour wane leen ne saay-saay bi nga xam ne moo nekk si ahlul baatil jël waxu nit boo xam ne dafa leer nañ nga sànni ko fale ñëw indi wax boo xam ne yow sa mënu saxal ne wax na ko wala xam nga ne lii wax na ko mais beneen façon la jubul nga ñëw jël wax jo di ko wëlbati ko wala di ko changer di ko dévier loolu mooy yoonu ahlul baatil kulli bu xaasatan ahlul kalaam ñu ci ñëw mais imam ahmad pour wonal ne dafa sore ak ahlul kalaam dafa ne si usulu sunna abdus atar la riwayat abdus atar dafa ne usulu sunna عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم mu ne cosaanu sunna si ñun mooy ñu ngomot ñu jàpp tiye ko li nga xam ne moom la saxaaba yi nekkoon te ñu topp seen ginnaaw wala iqtidaa bihim wa tarkul bidaa ak bàyyi bidaa wa kullu bidaatin fahiya dalala bépp bidaa boo gis loolu ab sànkute la wax nañu leen léegi ni di ne ilmul kalaam samaani dafa saxal ne mu ne tariqa la boo xam ne muhdasun muxtaraun lam yakun alayhi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wala ashaabuhu radiyallahu anhum kon moo lay wane ne imam ahmad dafa sore si wàllu xam-xam boobu moom mu wax ne wa kullu bidaan dalala te dafa tegaat après mu ne wa sunna indana athaaru rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa sunna tufassiru alquran wa hiya dalailu alquran wala tudrabu laha alamthal wala tudraku biluqul wala alahwa innama huwa littibaau wa tarku alhawa lii la imam ahmad wax sunna si ñun mooy waxu yonent bi alayhi salatu wasalam athaaru rasulillah sallallahu alayhi wa sallam te sunna la ñuy jaar pour tafsir alquran gisoo waxul ak xel waxul ne xel la ñuy jaar pour tafsir alquran te ahlul kalaam xel ngay basé woo teg di tegale alquran si yoon wala iyaazu billah mais lan moo tax sunna la ñuy jël pour tafsir alquran parce que yàlla da ko wàccale si yonent bi alayhi salatu wasalam li bayyina linnaas maa nuzila ilayhim loolu lay yonent loolu mooy iskaale bi yonent ci alayhi salaatu wassalaam mooy leeral loolu moom mooy leeral alquran mooy leeral alquran moo tax ne sunna mu nekk loo xam ne dañuy tafsir alquran du si wàllu xel mu ne du ñu indi sa ay qiyaas mu ne walaysa fi sunna qiyaasun wala tudrabu laha al amthal
wala tudraku bil uqul wala al ahwa du ab xel mooy tax ne ngay jàppe ne dine sunna lii la wala lii mooy sunna wala lii non 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 athaaru rasulillah sallallahu alayhi wa sallam te athaar yi xam nañ fan lañ ko jëlee mooy a riwayatu sahiha sabita mais innama huwa littibaau wa tarkul hawa mooy li nga kii ne da ngay topp mais lépp loo xam ne dafay kii ne si ay hawa ak mbirum bànneex bakkan loolu dañ koy tekk fale te du xel mooy lay jaarale ba ngay ne da ngay daanal da ngay saxal sunna wala da ngay tafsir alquran kon lii mooy mi nga xam ne imam Ahmad ab téereem boobu noonu bi nga xam ne usulu sunna la c'est riwaaya bi nga xam ne mooy Abdus Attar def wallahu almustaan